jaa ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm si seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma am mbégte di leen ko présenté ñëw ak yéen ci li nga xam ne rek moo gën a fees ci bile ëttu xibaar dinañ leen indi li nga xam ne mooy deuxième forum pour l'emploi des jeunes bi nga xam ne mairie bu Bargny organisé woon na ko fii ci centre socioculturel El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny dinañu ñëw tamit ak yéen ci ouverture des classes fii ci Bargny xam ne rek am na lenn ci ay organisation yu mel ni ensemble pour Bargny jàppale nañu école yu mel ni école kipp japonais si wàllu set setal dinañu ñëwaat yéen tamit ci état civil ak ñi nga xam ne extrait de naissance yi nga xam ni ñi di jàng soxla nañ ko naka rek la ñuy def ngir jàppale xale yooyu ngir ñu mën a yóbbu seen extrait yooyu pour seen inscription. beneen xew-xew tamit fii ci Bargny muy don de sang ñi ko def rek mooy Bargny toujours visible di tamit beneen organisation boo xam ne day yëngu ci wàllu social ak li ni mel loolu tamit dinañu ci ñëw andi leen tamit benn waxtaan boo xam ni maire bu Bargny mu ngi koy amal ak ñi nga xam ne ñooy les artisans ñu ci mel ni coiffeuses yi ak tailleurs yi ñu xool rek ñoom it nan la ñuy waxtaan ak ñoom ba mën leen a jàppale rek seen liggéey boobu mu doon ab liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib lay doon mbokk yi li moo doon li nga xam ni moo gën a fës si bi la ëttu xibaar boo leen taxawle tuuti ñu faram fàcce ko ba mu gën a jàppandi. bismillah si seen ëttu xibaar nañ leen koy waxe woon rek ci ponk yi Bargny dalal deuxième forum mu doon ab forum boo xam ne forum de formation et pour l'emploi des jeunes muy ay école de formation yoo xam ne dañu teewoon fii ci Bargny en partenariat avec la mairie ak li nga xam ne ñooy maison de l'innovation et de l'entreprise ñu xool rek nan la ñuy def ngir jàppale gune ya Bargny ñu def ay formation yoo xam ne yu méngoo ak jamono ba buñ ci génnee rek ñu mën a am li nga xam ne mooy ab liggéey Mouhamadou Seck Molaz. Forum sur l'employabilité des jeunes nekk programme bu maison de l'innovation et de l'entreprise bii nag nekkoon deuxième édition bi maire bi namm si wutal xale yi ay métiers yu leen mën a indil xëy mbir mi nag ndaw yi ñoo ko moom jàng ngir mën a tekki lu tollu ak 300 ak juróom fukk si ay nit teewe woon nañu bile bés lu toll ak fukk école de formation maire bi lëkkaloo si ak ki nga xamante ni mooy 3FPT muy organisme état bii di jàppale ndaw yi si fay seeni ay formation tey mooy woon deuxième édition boo xam ne la municipalité organisé na ko fii si Bargny muy forum de l'employabilité des jeunes loolu mooy maanaam dañu maire bi xam nga day anticiper si ay actions yoo xam ne ñëwagul xam nga ne fii ñu toll nii am na ay coppite yu rëy yoo xam ne am na suñu gox bi loolu moo tax municipalité bi ne na anticiper ñu jël les devants comme ni ko nasaraan bi di waxee mooy maanaam xale yi xam nañ ne ay atu jamono jàng lañ nekk donc jàng yëpp surtout la formation professionnelle si kaw loolu moo tax tey ñu convier une quinzaine d'écoles de formation ñu war a ñëw fii def exposé pour que suñu doomi Bargny ñu mën a leen introduire ci formation yooyu. mairie bi defoon na ko daaw ba tax na ñu bëri ci xale yooyu lee ñu xam ne jëloon nañu leen surtout ci ay métiers portuaires tey jii nii ñu ci bëri am nañu am xëy mën a jàppale seen bopp mën a jàppale seen njaboot ren jii nag ñu làbbaliwaat ko ci teewaayu. délégué de quartier yi président de conseil de quartier yi conseillers municipaux yi bàjjenu gox yi relais communautaire yi ak ñi nga xamante ne ñooy parents xale yi ñoom it ñu jàpp si bu baax ba mu rafet ba dara ñaawul. forum bi nag lu am solo la pour ñun parce que ñun dañ di école formation boo xam ne dañuy assurer la formation initiale aux jeunes yi nga xam ne am nañ BFEM te bëgg ñëw dugg dans le métier de la pêche ak ñi am baccalauréat ñëw bëgg a doon ay techniciens supérieurs moo tax maire bi mu ñu ko waxee ñu sawar ci lool pour ñëw accompagner ko wax suñu école ci yan anam la fa nit mën a duggee ak soo fa génnee fan nga mën a dugg ba mu indi la njëriñ yow ak sa njaboot. préparer ndaw yi ngir ëllëg mooy lii sabab bile forum. ba tax na maire bi mi ngi siy xar tànku tubayam ak ñi nga xamante ne ñooy partenaire am xale yi mën a dem continuer jàngi ba mën a prétendre am ay emploi yu mucc ayib
ba tey jii nag inscription yi jeexagul ba léegi ku dem fi nga xamante ne mooy complexe El Hadji Ndiouga Dieng boo laajtee information dinañu la ko wax njàngu xale yi mooy ëllëgu Bargny loolu mooy taxawaayu équipe municipale bi. Bah, je pense que c'est une bonne initiative parce que bu dee da nga nekk ci benn commune bu mel ni Bargny sachant que jeunesse bi moom voilà nekk na jeunesse bu ambitieux ñu bëri dañuy jàng aussi te bëgg nañ ëllëg am quelque chose donc c'est une bonne chose ñu ñëw xool lan moo fi am pour que ñu mën a spécialiser wu dans benn domaine bu leen neex. am naa satisfaction bu rëy parce que andi nañ fi école yu nga xamante ne nii c'est reconnu par l'État da ngay ñëw jàng nga am diplôme yu nga xamante ne nii valable na faut que yóbbu aussi di nga fa gis sa bopp. di si bëgg di remercier monsieur le maire ak équipe bi mu àndal ndax lii vraiment Bargny gépp ñoo si kontaan ndax ñun ñëpp bu ñu sañoon suñuy doom jàngi doole yemul moyen amul bon lii bu ñu ko indee defal ñu ko ñun waa Bargny ñun ñii la ñu ko defal ñun yaay yi macha allah. ñu invité ñu si ñun bàjjeni gox yi ñun ñëpp ñu ñëw teew fi di si kontaan vraiment di remercier monsieur le maire ndax ñun ñëpp ñu ngi toogoon pour suñuy doom jàngi amuñu moyen war a inscrire war a fay par weer bon boo ñëwee sa maire defal la lii doo am lu dul gërëm ka ñaanal ka di ka ñaanal yàlla Abou Seck yàlla na fi yàgg li mu mébét si Bargny gi lépp gis nañ ko. ci wàllu njàng moom la ñuy des ñëw ak yéen ci nga xam ne mooy rentrée des classes 2019-2020 élèves yi gannaaw ba ñu defee vacances su 3 mois école ibbi na fii ci Bargny nekk feneen si Sénégal mairie bu Bargny nag balaa ubbitel école boobu def na ay set setal ak li nga xam ne sëkk école yi rek ba mu mën a accueillir xale yi ñu am njàng mu mucc ayib suñu équipe defoon na benn doxantu fële ca école mixte pour xool rek ouverture des classes nan la tëddee ci boobu la école. Madeleine Gueye. niki ñu ko amalee ci réew yi yëpp fii ci Bargny l'école ubbi na alxames ya mokk ñetti fan ci weeru octobre atum 2019 ba tax ci école mixte B ñu gën koo xam ci école bu mag bi ndax moo jiitu ci école Bargny yi jàngalekat yi ak ndongo yi woy nañu ci ndigal bi nga xamante ne moo bawoo ci jëwriñ ñu dénk wàllu njàng mi muy ubbi tey jàng tey. ñëpp ñëw nañu maître ak élèves yi ñëw nañu. ubbi tey jàng tey moom la ñu wax ak suñu kilifa ñëw tam ñu ngi si biir inspecteur ak maître yi ñuy seet loolu ni ñu ko mën a matérialiser malgré y a des paramètres yoo xam ne peut-être xawoon na des mais ñu ngi si daal jëm suñu kéemtalaay kattan pour que loolu effectivement mais nag c'est un peu difficile mais maître am nañu commencé nekk ci classe yi di def ay briefing pour xool loolu élèves yi seen tolluwaay seen niveau nu mu toll commencé nañ sax ndànk-ndànk mais nag nekkuñu vitesse de croisière comme dañuy doog a ñëw. waaw am na ñoo xam ba léegi ñu ngi inscrire seen doom yi ba léegi à Bargny te normalement dama ciy profité waxaale ko toute la population de Bargny ne inscription ñu ngi koy def mois de mai bi école bi année bi normalement bu ñu warul ñëw tey ku si nekk dana war jox sa liste nga dugg sa classe mais malheureusement dañuy toog bu ubbi tey directeur bi mënul dem mi ngi toog fii rek di bind inscrire élèves CI. xale yi nag am mbégte lool gisewaat ci seen biir gise itam ak ñi nga xamante ñoo leen di jàngal. ñi ci ëpp nag ànd ak seeni waajur ngir bindu ak xamaale seeni classe waaye nag liñ ci gën a ñaawlu mooy waajuru ndongo yi duñu faral di nemmeeku ci seen doom ci biir l'école yi. parents yi il faut que ñu veiller ci seen doom yi bu ñu leen convoqué ñuy ñëw de temps en temps même bu ñu leen convoqué ñuy ñëw di xool seen doom ci nu mu nekkee kooku tamit avec l'implication des directeurs avec les enseignants buñ ci jàppee je pense que école Miss dina avancer quoi. njàng mi nag. ci jamono ji ñu toll ni am na ay jéego bu baax ci Bargny ndax mairie bi dugal na seen loxaam bu baax a baax. mairie bi il faut le dire quand même que depuis en fait la nouvelle équipe municipale ñu installé wu fii donc en 2014 def nañu ay jéego yu bari ci secteur bi ñu nekk muy éducation bu dee si wàllu bâti am na lu ñu ci def c'est des salles de classe dans certaines écoles ay toilettes ci écoles yenn yi accompagnement aussi dans l'organisation des essais yi permettre ñu mën a waajal xale yi pour ñu mën a def examen loolu maire bi mu ngi ci dugal loxam alors te loolu aussi mu ngi dimbali école te mu ngi changer quand même xaru kanam école yi donc mu ngi participer ci améliorer les conditions. maintenant à l'endroit des parents mooy bu ñu ne ubbi tey jàng tey maanaam sa doom da ngay jël ay matuwaay ba bu demee école bu maître bu waxee bu dee lu mu war a bind mu am fu mu ko bind bu exercice bu mu war a def mu am fu mu ko defee loolu maanaam parent message boobu c'est à l'endroit des parents.
dañuy des ci wàllu école yi sax ak organisation bi ñuy tuddee ensemble pour le Bargny mu doon ab kuréel boo xam ne dañuy yëngu ci wàllu social ñoom ñu ngi woon fële ci école KIP japonaise pour def fa rek benn set setal comme nañ ko defee woon daaw ngir rek mën a permettre xale yi bu ñuy ñëw ci école bi rek ñu nekk fekk fa benn environnement xam ne environnement bu mucc ayib la l'homme qu'il faut. râteau pelle brouette sëgg dindi ñax ak selte yi nekk ci école japonaise moom la waa ensemble pour Bargny di ab kuréel bu yëngu ci wàllu social ak wàllu citoyenneté ñaareel bi li yoon ñu jug ngir setal école bi di école japonaise ci ndorteelu ubbite école yii Amady Gueye bi jiite boobu kuréel dinu wax lan moo waral ñu def bii di setal ak wàllu investissement humain yii. daaw bi ñu ko defee ba pare directrice bi ren dañu sollicité waat bi muy envoyé image yu école bi. ñu gis ni suñuy rakk ñoo fi nekk ak suñuy jarbaat donc ñu ñëw aussi pour mettre leen jëm leen mettre dans de bonnes conditions avant ñuy ibbi école bi donc loolu moo gën a indi choix bi effectivement bi ñu ñëw aussi quand on a vu que ni école bi ni mel dafa jéggi jaayu si ay ñax ñu jël engagement wu jëm leen mettre dans de bonnes conditions. naka noonu mu mel ni ñoom waa ensemble pour Bargny du si école japonaise la ñuy bëgg a yem si seen activité yii. bëgg noonu lawal setal bi ci yeneen école yi nekk ci Bargny moom Dame Sow bokk ci ensemble pour Bargny dinu ci indil ay leeral. non am nañu yaakaar ne ñun chaque jour rek tànku kanam rek la ñu bëgg dinañ dem école Castor donc am na benn directeur école bu fi ñëw léegi nii dinañ dellu ci poste de santé bi dinañ dem daal fu ne foo xamante ne mën nañ ko defar dinañ ci taxaw dinañ aussi waa Bargny yëpp ñu ñëw jàpp ci donc ay Djibril Faye ñoom ñëpp jàpp nañ ci ñoom Molaz xam nga. ñoom ñëpp daal gars yu bëri ñëw nañ di si jàpp chaque bu ñu ootee rek ñoom ñu ngi siy jàpp di remercier aussi suñu président Amady Gueye taxawaayam chaque jour mu ngi suñu wet. côté matériel moom chaque jour fu ñu mënti dem rek def naa matériel maire bi la ñuy jël chaque jour moom chaque jour matériel maire bi la ñuy jël ay Djibril Faye yi ñoom ñëpp bu dee côté jàmm la ay taaxa sàmb ñoom ñëpp daal ñu ngi siy jàpp wax fa dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi siy jàpp bu baax. ñu ngi remercier ñëpp. waa ensemble pour Bargny ba léegi ci kàddu Amady Gueye ne bëgg na noo yaatal seeni baxaas ba mu law ci yeneen activité yu mel ni wàllu éducation ak yeneen i domaine. ensemble pour Bargny bon Pape déjà ñun ñu ngi réfléchir ci benn plan d'activité bu ñuy teg concernant éducation bi parce que ñu ngi jéem a xool nan la ñu mën a accompagner yenn parents d'élèves yi en matière de fourniture ñu ngi xool aussi. yenn zones yi secteurs d'activité yi xam yenn zones yi xam ne peut-être mën nañ fa indi sensibilisation on a ñu ngi seen discuté récemment. état civil di service boobu nga xam ne moo nekk fële ci mairie bi di occupé wu li nga xam ne rek mooy wàllu kayit ak li nu mel ci ouverture des classes yi xam ngeen ne xale yi dañoo soxla lu mel ni ay extrait de naissance pour mën a def rek li nga xam ni moom mooy seen inscription. mu am nag benn équipe boo xam ne taxaw na temm rek ngir jàppale élèves yi ak parents d'élèves yi ni mu gën a gaawee rek ngir ñu mën a am si yooyu les këyit ba mën a dem def rek seen inscription Madeleine Gueye demoon na foofu xool liggéey boobu na la tëddee. ni ñu ko faral di nemmeeku at bu jot muy coow lu bari ci état civil bu Bargny ci période ouverture des classes tey fëgg nañu seeni buntu ngir gën a xam lu waral ñenn ci askan wi di ngañ seen liggéey ci biir dëkk bi ndax ñiy liggéey ci état civil ñu ngi leen di comprendre di leen bàyyi xel bu baax ci période ouverture des classes. extrait laa wut non depuis vendredi passé presque am na une semaine ba léegi génnagul damay baagante dox naa ba sonn mais équipe bi dafa xaw a des gaa dafa des parce que da ngay xool tamit élève bu xamante ni dafa nekk classe d'examen presque une semaine mënu inscrire ba léegi parce que dañ ne inscription duñ ko jël tant que àndul extrait tamit c'est autre chose ndax su ma sañoon daal ñu jéem a xoolaat seen liggéey parce que affaire bi des na te tamit dañoo nekk période année scolaire tamit dañoo war a jàppale puisque ñun dañ leen di jàppale su ñëwee dañ leen di comprendre ñun tamit nañ essayer comprendre élèves yi. mu koy école tijji na ñëpp ñëwandoo ku nekk bëgg a jot sa kii tey loolu mooy indi problème bi mais fii moom problème amu fi parce que ñëpp ay mbokk lañu ñu dëkk Bargny suñuy jarbaate fii ñëw suñuy doom ainsi de suite fii daal waruñu fi am problème daal. fii Bargny la ñëpp benn lañu fii du Pikine du Guédiawaye du feneen. waa état civil ràññee nañu bu baax ni ñu war a taxawee seeni mbokk moo waral nag ci weeru octobre bi dañuy xëy 8h ba 20h ci guddi ngir rek nekk ci biir liggéey bi fexe ba ndongo yépp jot ci seeni kayit ngir mën a bindu ci l'école yi. lu ma fekkee fii ci liggéey bi
vraiment c'est un travail très parfait parce que les agents aussi ñu liggéey fii c'est un travail aussi très parfait ma ñëwoon fii encore parce que sama doom après le mariage ñëwoon fii pour retirer sama kii bi certificat de mariage de ma fille mais vraiment agents yi fa nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que ils sont très vigilants sur le travail amul fii dara du traîner fii et tout marche très bien. man professeur là au CEM de Bargny fii j'ai fait presque 26 ans mais xale yi bu ñu dem def ouverture dañ leen yónni pour ñu jël fii extrait mais vraiment à un temps record ils ont pu faire vraiment le travail là fu mu nekk nii école bi inscription bi c'est presque fini xale yëpp jël nañu seen extrait et on a commencé même l'enseignement vraiment ça va très bien. vraiment daal ñetti yoon yi ma fii ñëw yëpp amoo benn jafe-jafe su ma ñëwee balaa su may dellu li ma fi doon aussi dama koy yóbbaale kon si même jour bi kon nag alhamdulilah daal ñaanal leen yàlla gën leen a dëgëral gën leen a jàppale bu baax a baax gën leen a jibaaleeg nit ñi bu baax. liggéey bi moom liggéey bu rafet la liggéey bu jaar yoon quoi te administrativement parfois gars yi ñu bind benn da ngay gis yeneen domaine administratif yi ñu bind la benn kii mu am erreur mais yàgg naa di ñëw fii mais mosuma ko constater quoi gars yi ñoom mosuñu ma xaar loo temps bu yàgg quoi mosuma baagante tamit quoi damay ñëw waaw durant benn ñu def la ñuy def déposer jox ñu quoi. bu ko ñenn ñi di ñaawlu am na ñu koy rafetlu bu baax ndax gis nañu seeni pas-pas ndax liggéey état civil yombul ndax archive yi bari na lool te si lañu war a sukkandiku ngir rek mën a defar kayit yi te itam ñu ngi ñaax nag ñi nga xam te ne waajuru ndongo yi ñuy teel a ñëw di wut seeni kayit balaa ouverture des classes. bëgg nañu prochainement aussi bu école laa tijji képp ku war a dugg 6e am entrée en 6e defar bu desee 1 mois nga defar ñaari extrait kuy def BFM bu desee 1 mois nga defar ñaari extrait ku dem terminal même chose parce que du ngeen xaar ba jour ba affaire bi na kët na jonn nga ne day defar extrait coow di fi am nag problème bi nekk fii ñëpp ñëwandoo sa mbokk yi ainsi de suite te doo si mën dara quoi. wàllu wér-gu-yaram la ñuy waxtaane ci seen ëttu xibaar ak ñi nga xam ne ñooy Bargny toujours visible muy BTV ñoom it ñu defoon benn don de sang ngir rek jàppale askan wi nga xam ne dañoo soxla deret ci bérébu hôpital yi looloo tax ñoom ñu nekkoon fii ci Ndiaye Diouf ay bés bi ñu génn organiser rek don de sang boobu mu doonoon lu am solo Nabou Sall. comme ni ñu koy faral di waxee rek la santé avant tout. looloo waral BTV ñu gën koo xam ci Bargny toujours visible amal fi ab don de sang fii ci centre de santé bu Ndiaye Diouf mu mel ni maye deret soxal na lool askan bi ndax dina am ñu muy dimbali. don de sang bi c'était une initiative boo xamante ne nii dañ toog ñu xalaat si après vu la situation des banques sanguines ici au Sénégal on a remarqué dañ am problème sang dañuy am ay maladies urgentes duñ ko di ñu ne pourquoi pas on est une structure boo xamante ne dañuy dox si dans toutes les parties c'est-à-dire sociales, religieuses et tout. Donc ñu def ci une participation, c'est ça l'objet de cette initiative, un don de sang. mu mel ni askan bi wuy si woon nañu ñu koy rafetlu tey ñaan rek yu mel ni bañ di fi gëj. tey acte don de sang bi maa ngi koy yéegee ci internet bi mu nekk benn initiative bu rafet ndaxte mooy deret dafa nekk nga dimbali ci beneen mbokk boo xam ne da ko soxla. te loolu dama motiver man mi parce que chaque instant fu mu ko déggee rek damay ñëw obligé pour may ci deret te donc man dama ko gis acte bu nice aussi tamit de gërëm ñuy def initiative bi ndax nag initiative bu nice te jeunesse Bargny ñëpp sant seen bopp pour man victoire la pour la jeunesse bargnoise. naam don de sang bi amal nañu ko fi ñii di waa BTV naru ñu yem rek foofu ndax lépp lu soxal développement rek yitteel na leen. On peut attendre plein d'autres choses parce qu'on est des jeunes qui s'improvisent, qui écrivent des projets pour juste rek satisfaire la population bargnoise. On a fait pas mal de projets du genre et c'est la plus récente de nos événements qu'on a pu couvrir. Et on peut assurer la population bargnoise d'attendre beaucoup plus de projets venant de BTV parce qu'on est ambitieux.
wàllu économie ak wàllu social ñu waxtaane ko ci bile ëttu xibaar ak maire Bargny bi jógte rek ngir jàppale ñi nga xam ni ñoom ñooy tailleurs yi ak coiffeuses yi ngir xool nan la ñu mën a def ba seen activité boobu rek ñu yëkkati ko ba ñoom ñëpp ñu mën cee gis seen bopp gannaaw recensement maanaam dugg ci quartier Bargny pour xool ñaata tailleur ak ñaata coiffeuse ñoo fii am nañu benn waxtaan rek boo xam ne waxtaan nañu ko ak ñoom ci lan la ñu soxla ci matériel ak li nu mel. Lamina Seck Mozlaz moo ñuy andil bii le récit. fii ci commune bu Bargny programme juddu na fi ngir taxawu liggéeyu ñi ñuy woowee artisan yi le ñooñu nag nekk ay xeetu métier yoo xam ni dinañu leen di faral di gis ñuy góorgóorlu du demal seen bopp ñu ci mel ni tailleur yi coiffeur yi menuisier yi maçon yi ak yeneen yu ni mel mbir mi nag nii la tëddee maire bi namm génne ci gafakaam lu tollu ak ay millions yu takku ngir taxawu yile secteur d'activité ngir yokk koom-koom ci dëkk bi rawatina jàppale jaboot yi nga xamante ni ci loolu la ñuy suturloo bile accompagnement du nekk xaalis wante dina doon ay jumtukaay yu xarañ yu mën a yokk li nga xamante ne mooy seen liggéey ba ñeneen sax mën see jot bu soobee yàlla sunu boroom dina tàmbali bu gaaw liggéey bi nag nii la tëddee équipe municipale bi dañoo yónnee ay ndaw ñu déplacé wu dem fi nga xamante ne mooy ci dëkk bi yëpp def ay recensement bind bépp xeetu coiffeur ak bépp xeetu tailleur ba ku ci nekk sax wax na ay bëgg-bëggaam ci wàllu jàppale maire bi delluwaat ginnaaw woo leen ab réunion bu yaatu ñu mën a waxtaan ci bile projet ndax ñaar ñooy xàccindoo di dóorandoo bu loolu weesoo balaa ñuy joxe bagages yi dina am li ñuy woowee benn session de formation pour wan leen naka la ñuy doxalee entreprise yu ni mel te ñi koy def ñu xarañ la ñuy doon ba rax ci dolli dinañ leen woo ku nekk benn par benn pour gën a ñoŋal liggéey bi ngir mën a jàll ci li nga xamante ne mooy jëndum matériel bi su ko defee seeni liggéey dina mucc ayib sàllaaw dolli ci am yokkute programme bi le nag ci coiffeur yi ak tailleur yi nag la tàmbalee waaye secteur artisanal local bi yépp la namm laal bu yàggul dara dinañ yëg ci menuisier yi maçon yi ak ñeneen ñi ku ci bëgg am yeneeni information mën nga dem fi ñuy woowee complexe El Hadji Ndiouga Dieng boo demee foofu daañu la wax li nga xamante ne day nekk sa njëriñ kon nag yéen artisan yi tailleur menuisier maçon yéen ñëpp fuy seen kër mooy maison de l'innovation et de l'entreprise nekk fi nga xamante ne mooy complexe El Hadji Ndiouga Dieng mbokk yi loolu moo doonoon seen journal Bargny bi hebdo ma amoon mbégte di leen ko présenté ngeen gisoon ne amoon na benn pàcc bu yaatu boo xam ne rek wax na ci wàllu école xanaa rek di souhaiter ñi nga xam ne mooy élèves yi une très bonne année scolaire ñoom ñëpp ñu réussir donc loolu moo doonoon seen émission Bargny bi hebdo di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen ëttu xibaar jàmm ak jàmm.